Dakar, notre plateforme d'information. asalaamaaleykum tey dañoo ñëw fii ci Médina caravane bu amul fenn Cheikh Ahmed Tidiane Ba kan la woo Grand Théâtre Wally Ballago Seck ñu ànd ci kan Feeling Dakar TV ak Astou Laobé maalo bu mag bi dañ leen di wan ne caravane bi lépp a ngi fi tey xale yi Médina dañoo takku ba mel ni naana wax amul dara xewul Assane nañ dem ki yor volant wu tent baa ngi nii ki jàppale Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàmbaar jaa ngi nii Feeling Dakar ngeen àndal tey dañ leen di wan lépp ci caravane bi Cheikh Ahmed Tidiane jàmbaar bi lu mu laal a gën lu mu laalul ki ko doolee la ngi nii sama waa ji jàppale ko ba mu jeex nuyoo baa ngi noonu. maa ngi lay ziar Astou kontaan naa ci Feeling Dakar bu baax a baax di leen bëggee jërëjëf. wax amul dara xewul Assane jëlal bu baax Feeling Dakar ngeen àndal tey dara du yomb doomu DG nuyu naa la. maa lay fay bu wér kontaan naa si sa ñëw bi fii. caravane bi jolli na de. yaa ko gën a neexal. indi ñëw ngeen fi. le set dina mel ni dégg de. métti lay def. métti. il faut nga ñëw naa leen Cheikh Ahmed Tidiane Ba du ay fo du ay caaxaan du ay mili mbàcc kan ngeen àndal Feeling Dakar TV Assane Sow doolee la ngi nii sama waa ji jàppale ko ba mu jeex nuyoo baa ngi noonu. maa ngi lay ziar Astou kontaan naa ci Feeling Dakar bu baax a baax di leen bëggee jërëjëf. dëgg nag ki waral coow lee ngi nii Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàmbaar jaa ngi nii. jàmm ci yow Feeling Dakar nga àndal Cheikh Ahmed Tidiane Ba nuyu naa la. ñu ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax. sama yaram bi dafa daw te la set jotagut. waaw wax nga dëgg parce que waa Médina def nañ li ñu mën ñëw wuy si ma jàppale ma wan na cofeel bi ñu am si man ma kontaan ci loolu am mbégte ñëw teew fii. macha allah liggéeyu nday añub doom lii lañ naan liggéeyu nday añub doom loo baaxoon na nga ko yokk ba yàlla xol rek lay fay xoolal tey xale yi suba ba léegi ñu ngi ci caravane bi tàyyi wu ñu sonn ñu lépp nag yow yaa ko waral. jërëjëf li may bëgg a wax rek pour terminer mooy li ñuy mbébét li ñuy bëgg si bis bi ma koy rappeler journée de solidarité la gala de solidarité la li ñuy mbébét mooy fexe ba nga xam ni xale yi ak ñëpp dinañ am jumtukaay dina leen permettre ñu am ay financement bu ñu amee projet ñu encadrer leen defar leen étude bi ba nga xam ne li ñu bëgg dina antu dafa loolu la si bëgg incha allah bu si ñëpp jàppee comme ni si jàppee tey lépp dina man Astou Laobé de maalaw bu mag bi maa ngi ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu jeex maa ngi ci yow ba mu jeex ay caaxaan kii ya nar a àndal Cheikh à samedi dina mel ni Kia mani samedi Médina xam ni maa leen gën a bëgg képp kuy dund waaw. ma ni ko sama waajaa ngi noonu star bu yëgul succès bi ci caravane Cheikh Ahmed Pël Serigne Fallou bi waaw Amazon baa ngi nii. waa gis nga wuy waajal nag le set duñ leen may dara lan madame Kane Ami Ndiaye yaa jàppale ba Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu jeex madame Kane nuyu naa la. maa ngi lay fay la Astou Laobé. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu bëri. xool li nga xamante ne ay caaxaan. déedéet ànd ak sama càmmin le secrétaire le conseil spécial du président Cheikh Ahmed Tidiane Ba Cheikh Faye. àndoon nag seen doom ji indi leen sitam Feeling Dakar TV muy Bijou Ba mi looy wax ci Feeling Dakar TV. kontaan ci yéen gis seen liggéey di leen ñaanal yal na leen yàlla may jàmm ngeen am ndam bu sooy seen jot. madame Kane moom. waaw mais man di kontaan ci Feeling Dakar rek Bijou Ba di sama sœur di sama xarit ñëpp xam ko man nag li may wax en tant que conseiller spécial mooy raam baa ngi nii te ñun dañuy daani parce que li tax ñuy daanu mooy li ñu àndal muy sunuy jigéen yu am maana àndat gisoo ko ji madame Kane gis kay na xale yi xoolal ñi l'espoir bi ñu am ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba moo tax ñu yaakaar ni aujourd'hui stratégie bu nekk dinañ ko def pour mën a jël maire bi parce que nag ñun ñoo incarner l'avenir de la Médina de demain jërëjëf. dama ne nga wax ngir yàlla ak Cheikh Ba. lii jax na de te la set jotagul. non te la set jotagul fi mu nekk nii ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba rek dara du sedd dara du yomb ci kaw ci kanam rek incha allah. nga def rek ñëw ci caravane. waa gis nga nii rek ànd ak sunu leader sunu papa sunu lépp macha allah ci kaw ci kanam rek incha allah. ci Feeling Dakar TV. Feeling Dakar TV moom macha allah liggéey bu rafet la ñuy def ci kaw ci kanam rek incha allah rabbi ba ngeen dem ba am ay télé macha allah yàlla mën na ko. amiin yaa rabbi. sëñ baa ngi nii Ibou Gallo Mbaye l'international et vieux sëñ Faye sa maam doy na titre foncier nuyu nañ la Ibou Gallo.
waaw maa ngi leen di fay bu baax. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax kay. waaw noo gi dundee caravane bi. waaw kontaan rek caravane bi moo tax ma jugee ba Allemagne ñëw. gis nga mën nga doxee jugee Gambie ñëw ba Médina te doo ko yëg ndax caravane bu neex. dëgg la loolu moo tax ma gën a ñëw fan yii yëpp maanaam président ak Marème Faye ñoo ne woon ca Londres ak Allemagne léegi nag grand théâtre bii ñu organisé pour am ci koppar dimbali nit ñi lañ ci jublu mais jubluwuñ ci pour politique pour dara dañ ci jublu pour liggéey nit ñi ñëw ñu jël suñu recette jàppale nit ñi loolu lañ ci jublu. waaw yaa ngi pare grand théâtre. waaw maa ngi koy pare bu baax jënd naa ay billets ànd naa ak sama délégation génn naa Médina yëpp ndax Cheikh Tidiane Ba. ci Feeling Dakar nag ngeen ci war a àndal yow loo xam ci Feeling Dakar. Feeling Dakar nag man ñoo far ndax fan yëpp ñu ngi may woo sax pour defal ma benn interview ci Dakar ma wax ci li ma xam ci aar ak li ma xam ci lu bari ci Sénégal. Ibou Gallo Mbaye l'international. merci beaucoup Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye Cheikh Ahmed Tidiane Ba su wootee dëkk bi day toj mu woo ci kan nag grand théâtre Wally Ballago Seck l'international bi ma ñëw fekk fi Maguette Touré ak Feeling Dakar TV nuyu naa la Maguette. maa ngi lay fay sama mag sama cousine sama xarit maa ngi lay fay bu baax a baax kii kontaan naa ci yow. daa mel ni yaa ngi pare la sëb de. waaw maa ngi koy pare parce que Cheikh Ba moom mooy sama patron liggéey naa ci moom presque 2 ans nekkoon assistante am de direction am waaw ñoo ngi kontaan lu rafetlu taxawaay beeg yëpp kontaan nañ ci yow. kontaan naa ci yow sama rakk ji ba grand théâtre ba léegi ci caravane Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi lu ne ngi fi tey xale yi buñ doxee ba Gambie sax dugg Médina duñ ko yëg ndax caravane bu neex président nuyu naa la. fay nañ la asso. yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm. caravane bi jax na de. waaw caravane bi ji nga de borom Médina moo woote moo aye ànd ci Faraman Reen bu mag bi xale bu xew ci jamono Wally Seck ak sunu leader ñuy woote nag gala de solidarité la ñu woo. solidarité foo ko fekk ci Médina lañ ko fekkee ñu ngi ciy woo ñëpp suñu papa yi ak suñu yaay parce que Cheikh Ba ci lu mu woote suñu njëriñ la ñun jeune Médina yi jàppale ci suñu yaay jàppale ci suñu mbokk yi ndax gala bi lépp luñ ci am rek ci Médina lay dellu si moo tax ñu ngi ci woo ñëpp. président kaddu yi rafet na yow dañ lay laaj lan nga xam ci Feeling Dakar TV. mooy yow Feeling Dakar dañoo am feeling nu ñuy doxee rek nga xam ne ak nu ñuy demee rek feeling rek dañoo am feeling moo tax ñu tuddee seen bopp. su law be nekk moom feeling paaj maanaa paaj. asu rek kiyaa rek. foo nekk xoola day mel ni tufee jaan nar bëri dangar. man Baba Abdoul Thioub laa tudd nekk doomu Médina membre de la CATB waaw defe naa ni Assane li waral lii yëpp muy caravane bi je pense que lii yëpp pour Médina la le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba initié projet bi di def un gala de la solidarité de la Médina parce que xam nañ Médina benn bopp la dañu war a solidaire ànd ñun ñëpp mu ne léegi dina organiser soirée ànd seeg jeune CATB ànd seeg jeune Médina pour mën a taxaw teg loolu noonu nga xam ne nii après les fonds seront retournés effectivement aux Médinois donc lan lañuy doyee soirée bi ak Wally Seck mooy pare financer les femmes financer les jeunes yi nga xam ne nii ñooy nekk biir Médina parce que defe naa ne le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba li muy wax mooy jeune bu ne wala femme bu ne dafa war a mën a am ay financement yu mu mën a demee ñëpp xam nañ ne tey l'emploi des jeunes ak l'emploi des femmes doon na priorité fii ci dëkk bi surtout ci Médina donc je pense que loolu moo waral gala bi xam nga pour après retourner fonds yi au Médina ñu ngi ciy woo ñëpp. ñun de tey moom dañ fee mobiliser woon dajale woon ñun ñëpp ñëw fii wuy si suñu DG Cheikh Ahmed Tidiane Ba góoru Maman Lissa Ndoye te ñun ay gazelle nañu tey suñu caravane bi lu waraloon caravane bi ñu daje fi rek dañu am dîner de gala bu mag bu ñu war a organiser grand théâtre ak Wally Ballago Seck le 7 mars 2020 te suñu deuxième édition la moo waraloon suñu tànk ci programme yi la ñu nekk nii léegi tey nag di suñu sortie bu njëkk ñu war a def caravane mobilisation en forte marche def àndandoo xale yi ak jeunes yeeg mag ñeeg maire yi ñëpp dernier Cheikh Ahmed Tidiane Ba pour ñu jàppale ko dooleel ko pour yëf yi mën a réussir ak jàmm. ñu koy préparé pour jàppale waa Médina lépp luñ ci am nag dugalaat ko biir Médina bokk ko waa Médina loolu daal mooy mbébétu Cheikh Ahmed Tidiane Ba. bés bi soo ma si posé question dinaa sawar a tontu parce que bés bi Cheikh Ahmed Tidiane Ba leader Médina leader naturel de la Médina nga xam ne si social kese lay dox moo organisé benn caravane bu rëy di waajal suñu gala de solidarité bu la 7 bi nga xam ne incha allah buñ si génnee ak jàmm lépp luy fond luñ fa collecté si ñun lay ñëwaat financé jeunes yi financé femmes yi suñu
mbëbët si Médina changement bu positif jël Médina yóbbu ko foo xamante ne moom la ñëpp di yàgg séntu maanaam suñu mbëbët si Médina bi suñu mënoon sax mairie bi si waxam la ñuy toog pour gën a mën a defar suñu commune. asalaamaaleykum waaw ñun tey waa CATB ñun ñoo ànd ak suñu DG di suñu leader mu bëggee ko ànd ak structure am bi nga xamante ne mooy programme social ci biir Médina boole ko ñu yëgle suñu xew-xew bi am incha allah le 7 mars grand théâtre Ndiaye bu Mbobos ak Wally Ballago Seck pour recherche de moyens levée de fonds pour incha allah social bi suñu leader bi defal fii ci Médina moo tax journée bi moom tey ñun ñëpp dañu ñëw jàpp si caravane bi. di xamal ni Cheikh xam ne lépp luy daw rek intérêt population Médina day daw doon koo xam ne dafa tabe fu nga gisee soo leen gisee pour rien que ni jéem a jàppale jeunesse Médina loolu jëmmal ni tey pour jeunesse Médina la si jublu ba nga xam ne ki nekk ëllëg événement yi passé si nekk mën gis sa bopp sa projet bopp mais kon si nga nekk benn comme Cheikh boo xam ne vraiment c'est la première fois nag ma gis ki benn comme fii si moom Médina si wàllu bi ne yaakaar naa moom la ñu xam muy sax moom ba mu toll yëpp si Médina mooy lu ñu mën a ñafee ba Médina avancé ak développement Médina bi ak jeunesse bi tamit gis seen bopp kon si mel comme moom yaakaar naa ne moom si wàllu boppam nit ki bëgg a liggéey ki am jom la ki bëgg Médina bëgg jeunesse Médina avancé waxtu jeunesse tamit mag yi képp ku mu doon yaa ngi biir Médina Cheikh bëgg na nga am développement Médina moo taxit mu jëmbal benn soirée boo xam ne Wally moo ngay tëgg le 7 mars ñu weesoo si nekk di nga gis sa bopp mu mun a jàppale jeunesse Médina kon si amee ki mel ne comme Cheikh sant yàlla bu baax kon liggéey bi yëpp mu ngi liggéey Médina développement Médina ba nga xam ne ëllëg xale yi ñëpp dañuy gis seen bopp loolu moo xam kon si amee ko comme Cheikh baax la vraiment dafa ñaanal rek développement Médina ñun ñoo si ginnaawam ngir xool ko tam si moom Cheikh. waaw ñun waa Soumbédioune lañ Maawo lañ fi teewal Maawo moom daa doon koo xamante ni dañ ko war a ràññee ci Seexu Ba ndax lu muy daj dafa métti grand Maawo ñun suñu grand la bu soxlaa tey gars yi mareyeur yeeg mool yeeg menuisier yeeg ñëpp Médina kenn du dem géej ndax ñun Maawo lañ xam te Maawo Seexu Ba la xam waaw ñun Maawo bu ñu soxlaa woon fii ba Ndar dañ ko fay fekk si gis nga booy Médina yi du gis nga boo yëpp ñëw nañ waaw li fi nekk mën na 200 personnes ëpp na ko sax lépp Maawo lañ teewal waaw fii waa ji Seexu Ba moom moo fi nekk est-ce que dégg nga ma waaw te Seexu Ba Maawo la xam Maawo yaa ma gën a xam moom lañ xam. daa tasal. waaw vraiment CATB. jógee ci Soumbédioune. maanaam CATB bu Soumbédioune quoi. tudd Pam Ndoye di action bu Maawo nekk ci Soumbédioune di liggéey bu rafet. car macha allah tubaarkalla kaaw. Cheikh Ba wóolu ko teg ko Soumbédioune muy doxal lu mën sëkk. dama naan tey soo génnee ci biti di nga am lu la leer nañ di ko Maawo dafa ñëw ak mbooloo bu wér pegg mu leeral ko nañ ci kanam waa CATB ñun nag mënuñu wax dara lu dul ñëpp Soumbédioune ñëpp ak waa rue 31 di Médina parce que Soumbédioune dafa nekk rue 31 lañ dëkk rue 31 rue 21 rue 25 biir Médina lañ dëkk ñu dëkk bu ñu ay étranger Médina lañ dëkk dafa demoon Médina pour muy leer ci kanamu gars yi affaire bi nag Cheikh Ba la tey jii tey soo gisee caravane bi muy def nii lépp dina leer ci kanam parce que waa Médina yëpp dinañ génn soutenir suñu leader am ni ko Médina dafa ñëw rek pour jàppale social daf ci yaakaar du tey lañ soog a def social Cheikh Ba plus de 15 ans mu ngi def social président nag moo ko wóolu andi ko teg ko fii tey fii mu ko teg yaa dégg mu wóolu ko xam-xamu Cheikh Ba ak Pastefam maanaam xam-xamu Cheikh Ba ak Pastefam moo waral président wóolu ko teg ko fii tey mu ko teg wóolu ko jiital ko Médina ñun nar a ànd ak moom ci local yi xam ni ko nag Médina Cheikh Ba fi nekk leneen rek leneen bu ñorul Cheikh Ba ñu ñor parce que yërëm na waa Médina social mu ngi ci maanaam dëj ngénte lépp lu xew loo xam ne métti la muy bànneex Cheikh Ba taxaw na def ci participation barki démb ñun waa Soumbédioune li ñu am muy dëj ba mu fa teewee xol sedd na ñëw na wax nañu ne gars yi affaire bi dootul politique ñun ay mbokk lañ man doomu Médina laa te loolu mu wax ñun dañ ko gëm
parce que saa ñu ko wooyee rek duñu tàggam mu ngi ci suñu disposition saa ñu ko soxla kon di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla ci lii mu jublu yàlla ci dugg bisimilah léeg-léeg ak alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf kon événement bi. waaw xanaa bëgg rek Cheikh boobu kenn mënul wax lu bëgg rek ndax nit moom muy liggéey day neex a jàppale ko dafa yëg fële su Médina bi donc su wootee même bu wootee guddi sax dañ koy daal di wëy si waaw ndax dafa nekk nit koo xamante ne Médina maanaam day dox suñuy bës bi quoi ci lu ñu bëgg suba ba ngoon mu ciy yëngu donc kooku bu wootee dañuy daal di bàyyi lépp lu ñu jàpp wëy si ko. waaw wax Cheikh Ba lu ndaw lu tuut te bëriwul ñun ñoo nekk côté géej mais dañu gis depuis boobu léegi maam mi ngi si sonn di si topp di si daw te ñun maam bu amee dërëm ñu am nañ dërëm bu amee ñaar am nañ ñaar dërëm mais dañ koy ñaanal mu jàppale maaw ak Papa Ndoye ak Mbaye ñun sans ñun loolu lañu am bu soxlaa waa géej nag depuis bu mu soxlaa waa géej waa géej dañuy taxaw mais Cheikh Ba na jàppale maaw sonn si moom ñun loolu lañu amoon lu ñuy wax te Cheikh Ba ndaanaan la góor la gan mi la dañ koy ñaan yàlla rek yàlla may ko fi tala ko fekkee ba yàlla lépp lu mu mbébé tamit yàlla sotti ko si kàttanu suñu bu mag a mag bu mafia bu dëgër bi gay na Cheikh Ahmed Tidiane Ba yaa ngi nii. léegi yéen nan ngeen préparé bis bi ak na ngeen ko gisee le 7 mars. waaw macha allah man la Lika Ndaw CATB Guy Mariama gay na Cheikh Ahmed Tidiane Ba waaw ñun moom yàlla def na pare nañ ba pare ñun waa zone 1 waa CATB pare nañu ba pare sunu tur rek la ñuy xaar te incha allah billet yi presque jeex na ñëpp lépp pare na daal macha allah suñu toll nii dañuy waajee defal nii sunu caravane wàccee Médina jox Médina maire bi nga xamante ne franchement mooy maire bi yayoo commune Médina monsieur Ahmed Tidiane. waaw élément CATB ngay am foofu waaw événement bi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi gis nañ ni daal macha allah daal waaw ñu ngi ciy dugg nag ak bisimilahi rahmaani rahim bëgg ñu pare ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñun ñëpp kenn moo ñu yëkkati mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu bëgg ko jàppale dugal ko ci maire Médina bi incha allahu rabbi ndax loolu rek lañ bëgg moo ñu ñor daal ndax moom macha allah doomu Médina la te zéro faute. man maay Gallo Thiam le secrétaire général de la CATB c'est vrai tey jour la boo xam ne nii c'est très symbolique parce que dañuy préparer le gala de la solidarité et qui dit solidarité dit générosité. Alors notre président Cheikh Ahmed Tidiane Ba dafa am habitude situation yi su ñëwee dañuy réfléchir def benn manifestation def ko une manifestation à objectif bi nag mooy cette année 2002 ñu ut un fonds d'investissement boo xamee ni qui va servir pour financer les femmes pour leur autonomisation également pour les jeunes pour leurs projets xam nga les jeunes au niveau de la Médina et les femmes au niveau de la Médina soo leen di dimbali rek c'est parce que dafa am benn pauvreté bu très accentuée au niveau de la Médina alors looloo tax Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak la CATB ak Proxim Médina ñu jël initiative bi jël ren Wally Ballago Seck mu defal ñu benn gala boo xamee ni fonds yi ñu siy récolté ce sera effectivement un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement va servir comme je l'ai dit tantôt au financement des jeunes pour leurs projets et consorts donc ngeen jàpp rek ni tey jii événement bu rëy la événement bi nag c'est un événement c'est vrai l'utile à l'agréable mais utilité événement bi mooy remobiliser nos forces et prouver qu'ici à la Médina Cheikh Ahmed Tidiane Ba est une réalité la CATB aussi est une réalité la réalité nag bi nga xam ne ni moo nekk CATB ñun ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar di mouvance présidentielle ñun dañuy réclamer suñu positivité ci biir Benno Bokk Yaakaar mais cela n'empêche au niveau de la Médina les gens les femmes les jeunes les ASC ñi nekk ci jàkk yi ñi nekk ci un peu partout Soumbédioune corps de métier bu ne
les gens dañu bëggoon vraiment Cheikh Ahmed Tidiane Ba présenté wu au niveau de la mairie de Médina loolu nag ay waxtaan la loolu ay démarche la loolu c'est un projet et c'est doit être une vision. Nous on peut réclamer cela parce que nous sommes des jeunes natifs de la Médina jóguñu Gabon ñëw jóguñu Guinée ñëw jóguñu Mali ñëw ak suñuy valise ñun fii la ñu juddoo fii la ñu màggee donc nag su fekkee ni les populations de la Médina dañu taamu Cheikh Ahmed Tidiane Ba effectivement Cheikh Ahmed Tidiane Ba war na répondre à leur appel. On est là pour la Médina, on est là pour régler les problèmes de la Médina, pas tous les problèmes mais li nga xamee ni ñun ñu ngi ci jóg chaque année ñu siy liggéey donc moi je pense que loolu daal laa xamee ni soo ma ko laajee dinaa la mën a wax kon boog merci beaucoup. waaw ma ne kooku sawar naa pour répondre parce que projet bi ñu koy taxawal dafa nekkoon une association de développement communautaire ki ko créé woon mooy monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba à l'époque il était inspecteur des impôts en collaboration de deux de ses amis muy monsieur Théo Lam chef d'entreprise enseignant en France et en Afrique francophone. mu amoon aussi une dame bu ñuy wax Amina Mbeng boo xam ne elle était directrice Imani moom moo doon vice-présidente bi ñoom bi ñu créé association boobu c'était au mois de novembre au mois de mars du moins 2012 ñu dem ba au mois de décembre 2012 de la même année ñu rebaptisé ko def ko Proxim Médina loolu mooy wane ni Proxim Service c'était uniquement peut-être au niveau de Djekko mais avec Proxim Médina c'est devenu encore plus large waa Médina bi yëpp mën si sentir seen bopp ba sentir leen Gibraltar ñu dem ba 2 ans après voire même 3 ans ñu créer ce qu'on appelle Proxim Service pour permettre à la population médinoise ñu mën a am accès si denrées de première nécessité yi mën ko am à des prix accessibles loolu moo doon but bi loolu yëpp dafay dugg ci volet social bi bu loolu weesoo aussi def nañ fi des réalisations yoo xam ni mënuñu wax lépp mais am na si yoo xam ne xëy na mën nañ ko tënk. En 2016 on avait organisé une grande fête à Magiglan c'était l'occasion de primer 100 meilleurs élèves de la Médina présence autorité yu bëri ma nga fool en 2017 ñu organisé ay kits scolaires yu ñu doon joxe au quartier de Thiéry jox ko à plus de 1000 élèves et quelques lañ fa joxe si ay kits atteindre na presque 1500 kits waa population médinoise rafetlu ko ñëpp rafetlu ko bu ñu jógee foofu l'année suivante ñu créé ce qu'on appelle camp ado jël ko si regrouper leen pendant 3 semaines te bi ñu paree après dañ leen ñaaxaat leader bi ni leen les élèves yi nga xam ne ñoo constitué woon l'effectif du camp ado dañ si jël les meilleurs élèves defal leen tirage les 2 qui sortent daañu yóbbu seen parents yi mag te loolu on l'a fait on l'a jamais vu am dana ko wax boo ko gis xale boo am 10 ans ou 11 ans yóbbu parents yi mag fii rek la mos a am te am na ren bi loolu weesoo aussi doon nañu def des cours de renforcement des cours de rattrapage ak ñi def ñi waroon préparer bac ak BFEM te loolu dañ si am un résultat positif ñëpp rafetlu ko kon loolu aussi dañ si gërëmaat encore suñu leader bi Cheikh Ahmed Tidiane Ba loolu bu weesoo vous avez demandé les actions sociales au niveau de la Médina li ñu si def gaa bari na pour en citer quelques-unes rek ndax boo xoolee dañu doon def des subventions octroyées aux religieux tels que bu gàmmu jotee Màggal Njaasaan Appel des Layènes ak Pâques yooyu yëpp c'était des événements religieux yoo xam ne dañ siy jàppale nit ñi bu tabaski jotee ak korité dañuy def des aides pour la tabaski et pour la korité kooku population bi aussi di ko rafetlu Proxim aussi yamul si loolu rek dafay accompagner les bonnes femmes ci seen projets yi seen réalisation yi de même que les jeunes de même que les élèves aussi kon Proxim en grosso modo li mu def si social dafa bëri social bi gën am importance nag mooy le volet santé à l'heure actuelle ñëpp xam nañu feebar day bettee te feebar buy ñëw amul mag amul xale feebar buy ñëw day doon loo xam ne ay dépenses yu coûteuses lay doon nit ki des fois seen loxo du jot seen gannaaw loolu bi ko DG ràññatle pendant plusieurs années à chaque fois quand le besoin se fait sentir ñu yëg
envoyé na les minutes qui suivent des responsables ñu dem vers la famille def fa teraanga dimbali leen ñoo xam hospitalisation la ñoo xam opération la ñoo xam beneen fànn la même évacuation malade à l'extérieur ñun ñëpp dañ ciy participer kon ñu koy sant suñu borom bi rek te xam ni DG lu mu jóg di si def alalam moo siy dem ñu koy jàppale ñoo siy dem galaa yuy def ñoo ñuy jox xaalis loolu yëpp la ñuy jël réaliser ko sukkur koor bu jotee amul ku dul am fii ren on a changé de système on a changé de méthode ndax ren l'objectif était que toutes les maisons de la Médina y compris Gibraltar ba Soumbédioune y compris aussi hors zone kër goo si dugg jox nañ ko sukkur koor loolu fii rek la am amul feneen kon dañ koy sant suñu borom bi sant ko suñu leader te di ñaan yàlla événement bi nga xam ne fa la ñu jëm muy le gala du 7 mars au Grand Théâtre yàlla nañu suñu borom bi may ndam ba ñu récolter une somme qui dépasse plus de 100 millions yu ñu amoon à King Fahd mettre ko à la disposition de la population médinoise loolu daal baneel si loolu la amoon fii information bu mu la mën a jox pour le moment ñu koy sant suñu borom bi nag di ñaanal suñu leader di ñaanal waa Médina yëpp di ñaanal tous les membres de la CATB et de proximité. fii ci rue 33 ak Galaba Blaise Diagne CATB woote na Wally Ballago Seck Faramareen bu mag bi ay Ndakaaru li ko wër tey mbay di lan la day dem mbokki Ndakaaru caravane bu mag bi le 7 mars 2020 au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Wow.
Talissa. Les enfants et Gazette. De Tata Lissa Ndoye. dara du leen téye. ngeen def seen maquillage bu baax. seen ngan bi li ne fii. jaay bandi samedi du yomb de. samedi du yomb de.
loolu boobu rendez-vous waaw waaw Balla kooku Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 ne day ñëw waa Medina am del kan ama neex am na ndox jut Balla Gaye 2 wala am na ndox jut meer dañu bi xeeñ na rek meer dañu bi xeeñ na rek meer dañu bi xeeñ demal nga ci bañam yow discours yi la ñu war a bàyyi. yaa ngi ko bi ah ma ñëw moo yaaj ma waaw bés bi tey moom xanaa di kii rek promouvoir pour sunu événement wu le 7 bi moo tey waral lii rek pour def promotion bi pour génn pour nit ñi gën a xam rek li ñu yëkkati ak yooyu loolu rek moo ko waral sunu événement wu le 7 bi muy sunu gala bi ñuy préparé pour di fonds yi ñu ciy récolté pour di ci dimbale comme ni ñu daan faral di ko defee rek jigéen ñeeg xale yeeg mag ñi et surtout nag cette année bëgg nañu def bu baax loxo ci santé bi ak aussi éducation bi voilà loolu rek moo waral lii yëpp. Merci beaucoup. Monsieur le maire, monsieur le maire. man jàppale nit Cheikh Ba man jàppale waat la ilaha illallah Feeling Dakar, notre plateforme d'information.